mbokk yi safoo VIP Ami TV l'international tey nag seen émission destination dafa seesiwaat ki nga xam ne mooy Ndiaga Niang tey nag mooy deuxième fois ñu seesiwaat Ndiaga Niang moom mi nga xam ne ndeysaan dafa safoo VIP Ami TV l'international tey moom lañ seesi fii nga xam ne mooy Pikine yaakaar naa ne suñu waxee Ndiaga Niang rek seen xel day dem ci or tey nag moom lañ seesiwaat muy féete birthday am tey fii nga xam ne mooy Pikine xanaa ñu dugg xool rek Ndiaga Niang tey lan la nar ci birthday am bi. ne moom fa yàlla woote ay waay muridu yàlla fa yàlla dañu daan taxani dañu daan bay di jaani dañu daan rooti dañu daan yalwaani bu njëkkoon metti na am yàlla jafe na taxañeeg root wee sona tey sébb lañ daan taal ngir man xool lamp yaa ngi leer te yàlla dañu daan taxani dañu daan bay di jaani dañu daan rooti dañu daan yalwaani bu njëkkoon metti na yow moom Xaali Mbaye yaakaar naa ne kenn dootu la présenté ci mim réew ndax koo wax rek Xaali Mbaye xam nañ la tey ñu fekk si la fi nga xam ne mooy kër Ndiaga Niang El Capo muy seete fête birthday am tey di le 16 décembre tey ñu fekk la fii tey lan nga ñu mën a wax ci moom. waaw non fii buñ ma fi fekkee ñu fekk ñu ci suñu kër fekk ñu fi nga xam ne fi lañ dëkk fi lañ am fi lañ juddoo Ndiaga ne suñu rakk tey bu xewlee. ñun lii rek lañ man ci moom tey ñëpp a ngi fi kenn desul ndax c'est la pikinité nit juddu rek doyul ci nit ndax ñi am juddu bari na te ñëpp a juddu mais Ndiaga bi mu juddoo ba pare ak fi mu bokk ak fi mu juddoo ak ay waajuram macha allah dafa am lu mu ci mottalil boppam mooy yar ak xam boppam xam ay nitam fonk ay waajuram. Ndiaga boo ko fekkee ak ay rakku papaam da nga naan moom ñii ñoo bokk nday ak baay da nga naan ay morom lañu ndax nit bu nekk tey li tax ngay liggéey ci sa àdduna yow yaa koy liggéeyal sa bopp nee naa chaque jour ma ne doomi mbër ak wàlliwu biñ koy sukkal ak di ko raamal ma baay baa tax mais daraja ji muy am bay sàkku mbooloo moo koy liggéeyal boppam Ndiaga nag daraja ji mu am ba sàkku mbooloo mi nit ñi di ko wuy si ak yar giñ ko jox ak cër bi moom moo ko liggéeyal boppam. tëggul woyul feccul riitiwul gitaarul waaye defe naa ne ñooñu sax ëpp ñu ko tur dañ koy ñaanal yàlla bis bi ñu yàgg koo feete mais moom lu mu liggéeyal lu mu séq ak doomu aadama yi liggéey la ci yar ci yiw tax ndax fii cooma toogu fi déedéet fii Pikine gars yi am nañ fulla de macha allah fii cooma toogu fi baadoola toogu fi ñu fi toog ñëpp ay garmi lañu. waaw Ndiaga Niang li ma mën a wax ci moom bari na mais xam naa ni. su ma doon wax ci moom dinaa wax fii ba suba mais damay def rek quelques témoignages vraiment Ndiaga man doom la ci man ak papaam ñoo bokk ndey ak baay mais daf maa jox cër bu mat sëkk bu doy sëkk lépp lu muy dugg dana ci waxtaan ak man déglu ci samay conseils vraiment mu nekk nit ku neex a digal aussi. nit ku am yar xam nga am savoir vivre respecter tamit ay papaam ak ay frère am ak ay sœur am vraiment mu nekk nit ku xam àdduna ku nangoo liggéey te bëgg lu baax. maaleykum première dame first lady waa lii lan la tamit si jongoma. maaleykum salaam na ngeen def. waaw man bëgg naa lii di waxtaan ngay suuri nii danga may wane da nga gën a jongoma nii. waaw sa noir baax na de. déggal tuddee naa la ko. première dame lii lan la tamit. déggal bu ma tooñ waay.
baax waa lii lan la si madame Niang. chérie yow laay jàppale. man kontaan naa si madame Niang de. merci beaucoup maa leen gën a kontaan ci teewaay. yaay first lady tamit. waaw doy fo loolu. première dame. doy fo. tey bu ma la posé si Ndiaga Niang lan nga ma ci mën a wax. kooku mënu ma wax si moom parce que bu may wax si moom sax te ma jooy maa ngi moom mën naa ne du affaire sax jëkkër ak jabar c'est mon frère avant tout balaa dara c'est mon frère di sama lépp man nekkuma fi damay voyager te su ko neexoon ni ma dootoo voyager toogal si dëkk bi xam nga mais daf may bàyyi ma liggéey sama liggéey sans problème vraiment man daal aw ma fayam vraiment Ndiaga Niang nit ku baax la nit ku oyof la amul benn problème mën naa ne moom mooy meilleur mari ci monde bi billaay wallaay mënuma wax ci moom billaay su may wax ci moom fii damay jooy te bëgguma jooy xolam bu rafet moo ko waral tey su xolam rek su meloon beneen façon aussi ku mu woo du ñëw dëggal dëgg mais xam nga ne ñu ngi fi gis ñëpp ay kilifa lañ def nañ déplacement dérangement mais xolam bu rafet ak baaxam ak yëg-yëg gi mu am si nit looloo waral ñëpp wuy si ko nii te defuñu dara sax nag dañoo def petit dîner nii rek grand Ndiaye daal yal na ko yàlla lafal cat may ko gudd fan ak wér gu yaram bàyyi ko ak jabootam waaw macha allah moom daal li mu bëgg ci xolam yàlla na ko yàlla defal parce que aw ma fayam du ma wax ci moom wóor na yàlla. kontaan nañ ci trop seen émission destination nee naa nii rek lay defat yéen fekk si leen ba seen kër defanteet yow yu baax madame Niang lan ngay tàggatoo waa VIP Amitié bi nga xam ne tey moo seet si woon sa borom kër. waaw ñu ngi kontaan bu baax ci déplacement bi ak dérangement bi ngeen ñëw ba fii vraiment kontaan nañ ci trop wax dëgg yàlla li seen liggéey rafet na vraiment ñëw ngeen vraiment macha allah daal. seen télé bi daal yàlla na jëm ca kaw ca kanam. waaw Ndiaga Ndiaga de moom wax ci moom maanaam mun naa wax ci moom dina mën na bari mën na bañ a bari waaw mais li nga xamante ne moom xam naa ko ci moom daal mooy lu néew mooy wax dëgg yàlla moom maanaam nit ku baax la quoi man nag sama xarit la xam nga sama doom la sama lépp la waaw jox na ma cër teg na ma sama place waaw teg na ma fu ma war a teg daal ñu ànd maak moom di liggéey wax dëgg yàlla lépp du tegu ci yoon waaw xam nga. moom daal mënu maa wax ci moom daal ndax su may wax ci moom day mel ni sama bopp laay wax te nee nañ saabu du fóot boppam waaw mooy loolu daal waaw di ko souhaité nag bis bi xam nga mu yàgg ko feete yàlla jubali koog njabootam xam nga yàlla may leen njaboot ñu dem a dem ba fekkee njariñu doomam waaw maa ngi koy sant daal di ko gërëm wax dëgg yàlla di ko ñaanal moog soxnaam waaw yàlla jubali leen daal maam Mati moom it ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm waaw Ndiaga moom nii rek la mën a mel quoi gars yi moom fi ñëpp benn lañ benn say lañ di xàccandoo di dóorandoo xam nga ku si nekk loo xewle muy naqar di bànneex maanaam ñëpp dañuy ñëw ànd ci ak yow. Pape Thiam nuyu naa la maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay soxna si. yow moom kenn du la présenté sa digganteeg yaa Ndiaga Niang El Capo ndax fu ñu gis Ndiaga Niang dañ la fay gis Pape Thiam. waaw loolu moom dafa leer quoi Ndiaga moom sama doom la sama xarit la quoi wax dëgg yàlla Ndiaga moom foo gis ma quoi waaw loolu moom dafa leer quoi. tey lan nga ñu mën a wax si Ndiaga Niang bisam bi nga xam ne moom lay féete tey muy birthday am. Ndiaga moom nit ku baax la xol bu rafet la yor maa ngi moom daal moom mooy loolu quoi ay gars yi nan wax dëgg yàlla nit ku baax la yàlla na ko féete ay ati at ñu dund lu yàgg yàgg quoi wax dëgg yàlla nit ku baax et puis ku fonk ay waajuram la ku bëgg ay xaritam la surtout man daf may woo man guddi yenn saa yi guddi lu bari maa moom ñu waxtaan ci wàllu liggéey ni ñu doxee yooyu noonu quoi wax dëgg yàlla moom sama doom day sama xarit la quoi. moom ni mu mel nii maanaam moom visage am day am ñu muy nax da ngay jàpp ne jaay taar la wala daa am nu mel noonu Ndiaga moom nit ku simple la. si boo ko fréquenté wul mënoo ko xam mais Ndiaga Niang jaay taar la demal chaque jour mu wax ko. non boo ko fréquenté wul mënoo ko xam nga yow da nga koy fréquenté xam nga Ndiaga comprendre nga moo soxna li may xam na li wax bu baax Ndiaga boo ko fréquenté mënoo xam yow Ndiaga ban genre la maam liggéeykaay bi ni muy liggéeyee ni mu mel ak liggéeykaay bi ak bu toogee ci jotaay waxtaanukaay bokkul beneen liggéey mais ñun su nekkee ci liggéey gaynde la ñuy nekk ndax ñun xamuñu ñaan lu ñu xam liggéey lañ xam ñun VIP yëpp comprendre nga loolu mooy affaire bi mais Ndiaga moom lu ma seede mooy nit ku baax la daal. waaw sama waa ji day Ndiaga moom nit ku baax la ndax man ku ma xam-xam ni yëkkati ma yombul kon bis bu mel ni bu ñëwee ma teew fi rek dëgg moo ko lal ndaxte wax dëgg yàlla dafay booy bu yaru di sama rak nekk ku yaru ku baax ku am fulla am fayda donc muy ko nga xamante ni damay seetu ci moom parce que ñaare lu ci ëpp rek su ma xoolee ci moom liy nekk ci moom dama koy gis ci man di ko loolu laa ko fonkee naw ko moom it mu yëg ma lool te dañ ni bëgg moom yëg koy fay donc looloo waral sama teewaay fii mënul ñàkk métier bi waar la waar nag moom man ku nekk da ngay toog fa nga toog di bay sa waaru bopp waaye n'empêche ça jëflante lu rafet
waxante lu rafet waxante lu baax ci sa morom jàpp naa ni mënul wàññi ci nit ki li ñuy wax naan wax sa mbaaxu waaye du wàññi sa mbaax dara donc loolu la quoi. waaw Ndiaga Niang tey bisam bi di birthday bi nga fekk ma fii waaw Ndiaga sama xarit la sama doom ndey la nit ku baax la nit ku bien la quoi tey maa ngi ak sama jabar bàyyi li ma sama yitte yëpp ñëw fii kon Ndiaga war nga xam ne sama xarit la quoi waaw ànd nañ man ak moom fu bëri bon ànd nañ tukki ànd nañ def lépp depuis booy ba depuis xale ba léegi ñooy ànd depuis booba léegi ñooy ànd man ak moom vraiment xam nga nit ku baax la nit ku bien la malgré lu may def lu ne rek naa ko ci laaj xalaat bon moo ci joxe xalaat moo appliqué loolu ci saa moo ko appliqué tey xam nga résultat laa ci jëlee quoi comme li ñuy wax rek xam nga nit ñi moom xam nga moo doo leen lée quoi duñ ay see doo leen lée nit yaa leen di won li nga xam loo xamante ne bii boo xewlee ñu ñëw taxaw comme Pikine moom ñëpp a bokk ndey ñëpp bokk bàyyi ci lépp quoi ñoom dañ xam nga même des fois sax da ngay dégg naan Pikine dañuy sot nangam affaire yooyu noonu quoi mais ñoom ñëpp bokk ndey bokk bàyyi ku ci xewle muy bànneex muy naqar ñëpp dañuy ñëw teew quoi voilà loolu la quoi ñun ñëpp benn lañ ay jeunes lañ dañuy job ñun ñëpp a yéeneen di jàmm ku ci ne xam nga yéeneen sa morom jàmm voilà quoi loolu la quoi. waaw madame Badiane tey ñu fekk la si nga xam ne mooy bésu El Capo ñu koy wax Ndiaga Niang tey lan nga ñu mën a wax si moom xam naa ne sa chéri la moom moo tax tey nga def dérangement déplacement def jongo ma ni ñëw. waaw gis nga loolu léegi rek li ko kii waxee lépp lu yëngu rek la ko yëngal moo ko ëpp doole kon nga boo gisee tey suñu teewaay nga xam ne Ndiaga dafa bokk si ñun depuis bi ma ko xamee ak léegi yàggu sax mais won na ma loo xam ne nii maanaam daal baax daal la ma won mu benn yoon benn changé chaque jour su ma demee place am nga koy nuyu ñu toog ñu waxtaan ñu def yooyu kaf fooree waaw ku baax la daal te bëgg na sama jëkkër xaritam la chaque jour dañuy ñëw fii ñu waxtaan kafree dem te bu ko neexoon loolu yëpp mën a noxse bañ a fekk waaw di ko wax daal ne ko ñu ngi koy ñaanal bis tayam bi mu fete ko ay kii yu baree bari voilà. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal gépp nuyu fan si yeeg soppe yeeg ñëpp di la nuyu yow it sama jigéen nga jonga ma ni def ba mu baax tey nag sama bisu doom day laa ñëw waaw ku ne xam na ne Ndiaga Niang moom yàlla bool nañu nekk sama xarit muy def lii nag woo ma téléphone li may def mooy déplacé lu ma mën a am waaw ñëw pour xam nga yëngal waxtaanee ko ndax fii tey moom tey dara du yomb moom fii tey dañ koy yëngal ba mu yëngu moom dara du yomb bu soobee yàlla. waa vie bu rom olala yaakaar naa ne kenn dootu la présenté ci mim réew yow mi nga xam ne macha allah fu ne tëgg nga ko tey nga seesi sa doom ndey ci bésam bi tey lan nga nu mën a wax ci waa VIP Ami TV l'international. waaw mais VIP moom mi ngi toj dëkk bi boo bëggee dégg-dégg jamono ji ñu toll nii noo yéen a xew ci mim réew yéen a fi ne yéen a ngi bomb ànd ak tamit cëm mannequin bu mag bi yéen a ngi toj dëkk bi de. waaw man est-ce que olala est-ce que xëy na ma dama la bëgg yow. non maa la gën a bëgg yow rek ci xale. am feeling. non yow koo bëgg mu bëgg la. waay sa kër maam bëri nay fas koo yónni mu dem. maa la wax olala dama ko bëgg sama biir xol nii daan. waaye li nga sañse tamit temps la de. non dama écran nii rek xam nga dama génn nii rek ne xaaral ma xam nga def lu woyof rek waaw. ni muy oyofee doy na waa. dëgg neexul.
seen émission destination tey ñu seet si ki nga xam ne mooy Ndiaga Niang El Capo fii nga xam ne mooy këram ñu koy wax Pikine xanaa ñu xoolal am di jàmm rek yan témoignage lañ ñu mën a def raatal. Ndiaga sama xarit la te et puis yàgg na muy nit ku baax xam nga koo xam ne daf ma jël def ma comme rakk bu mu bokkal ndey ak baay aussi xam nga li ma conseil ci lépp lu may dugg woo ko ñu waxtaan ci xam nga mu jox ma ay conseils yu baax vraiment ku baax la quoi loolu laa mën a xam ci moom nit ku baax la ko yaatu la. borom Garmi Couture. waa tey dañ la fekk si bésu Ndiaga Niang El Capo yaakaar naa ne yéen ñaar ay xarit ngeen tey nga teewal ko fii nii tey lan nga ñu ci mën a wax. waaw li may wax avant tout dama leen nuyu gis naa seen coono gis naa seen ni ngeen mel quoi vraiment kontaan nañ ci yéen quoi. deuxième dañuy wax si Ndiaga wax si moom yombul Ndiaga mën naa ne papaam la maag papaam bu ndaw ñooy ànd mais dafa set loxo mënul def dara si kaw suuf te du ma ko wax muy takk jabar muy jënd oto muy jënd lu mu mun a doon ci kaw suuf. waxee ak yaayam Xaadim Fay lay wax ba àdduna yëpp xam ne sama diggante ak moom xam nga heure bii nga yor sa soxna nga bàyyi ba ay yenn 2 heures de matin 3 heures de matin kon ku ko jar la man boîte gëj naa ko jënd parce que dund naa lépp mais moom dafa mérito lu bëri. Ndiaga bis bi bis bu rëy la te bis boo xam ni da nga ko improviser nii rek du lu ñu waaj suñ ko waajoon kon mën naa ne ay tante la ñuy def jabaram bi jógee États-Unis xamala mu nekk benn xeer bi jam ñaari picc te lii bëggoon nga ko quoi ànd ak jabaram ñëw ñu feet bi mais mën na ne bu ko waxoon ñëpp kenn du fa xaj mu wax ay calcul improvisé affaire 2 jours la vraiment te Ndiaga dafa yaru respecté ñëpp du ma ko gis mu wax nit lu ñaaw lu gën a garaaw bu ko yaaji bu Ndiaga am na heure yoo xam ne bu guddee sax yaajee koy woo foo toll mu nangul yaaji lool ji nga sànq yaa ngi gis ba dee génn ndox parce que yaaji la gis mu fenil xool nii rek ci caméra bi yaaji bég mu xool bëti yaaji rek yaayam bu bégee rek day jooy loolu xam naa ko ci moom ku yaru la kàllaajam mooy ndayam la ak jabaram ji itam bëgg ko vraiment jabar ji yéene ko lu ne moom tam mu yéene jabaram lu ne yàlla na yàlla lafal cat ba sëñ Modou Maag di leen aw si ak sëñ Fall. Ndiaga Niang moom xale bu baax la kii wax si moom wax dëgg yàlla defe naa ne gëw ma nga kii daal parce que moom dafa baax amul benn problème baax bëgg ay tantam bëgg ay yaayam bëgg ay papaam bëgg ay raqam Ndiaga daal amul noonu wax dëgg yàlla xale bu baax la ñun ñii dëkk ak moom ñoo ko xam parce que ñun ñii ñoo ko yar mais amul benn problème baax la def amul benn problème lii mu woote tey jii lii chaque jour da ko fiy def si kër gi day rey ay xaram di rey ay ginaaram di ñuy béggee chaque jour wax dëgg yàlla amul benn problème tey dafa woote rek mais chaque jour yi lay def xale bu baax la bu neex dëkkal xale bu yaru sax wax dëgg yàlla Ndiaga dafa baax man moom dafa maa bëgg man dañ na ko ba ñëpp yaayu Ndiaga dañ may woowee Ndiaga dafa baax dafa maa bëgg damay tëdd nelaw sax Ndiaga indil ma xeetu yu baax yoo xamante ni dina wax ak man loo xam ne du ko wax ak keneen dina wax ak man yoo xam secret yoo xamante ni du ko wax ak kenn si man ak sama digganteeg moom lay yem xam nga loolu baax a tax koo xamante ni sa tante la loolu yëpp baax la mënoon na maa xoole beneen bët mais mosu koo def si àdduna xamu ko sax Ndiaga xamul loolu Ndiaga dafa baax xol bi rafet amul benn problème. amiin yaa rabbi amiin amiin jàmm rek day am yaa sama lépp maa bëgg lu àq ci man yaa sama lépp sa doom bi dina ko defal waaw tout d'abord damay nuyu waa Sénégal di nuyu waa àdduna bon Ndiaga nag li ma mën a wax ci moom bari na suma grand frère la di suma conseiller di suma xarit di doomu Pikine di doomu banlieue ba pare fier ci ba boo nekkee doomu banlieue di liggéey sax Ndiaga doo am sago ci yow bon heure bu ma amee bis bu may jouer grand théâtre su may jouer Sorano day bàyyi itam yëpp ànd ak sama grand frère yi nekk Pikine bi fii yëpp su ma limee jum ay see bi yëpp ñi ma fekk ñëpp ñëw ba grand théâtre di ma dooleel donc nit nag amut lu dul bisam moo tax tey mu am bisam man tamit ma bàyyi sumay yitte ànd ak sumay xarit ñëw jëmmal bisam. mais loolu mooy wan ni solidarité bi am Pikine ñoom noonu la ñu mel banlieue sax laay wax Géejawaay Pikine Thiaroye ba Yëmbal Kër Massar Parcelles gars yi noonu la ñu mel banlieue ñoom bu kenn xewle day mel ni ñëpp a xewle tey boo seetloo fii xàmmeewoo sax kuy anniversaire bu ñu la waxul kii mooy Ndiaga Niang xàmmeewoo ko ndax ñëpp a ñëw sañse yor seen xaalis waykat bu fi jaar ku fi jaar géwél bu fi jaar ñu teral la di sotal seen nit ñoom noonu la ñu mel moo rangi noonu borom marché zeng yàlla na seen jàmm yàgg Pikine
ñoom loolu ñëpp leen ko jëwee Pikine moom boo laalee kii laal nga kële Géejawaay boo cosee kii cos nga kële Parcelles boo cosee kii cos nga kële. ne way boobu dégg naa nga way ko de. way naa ko ndongoloo way na ko Pape Diouf way na ko boo xasee ba laal kii dafa mel ni laal nga kële ñëpp a ko way solidarité boobu ci banlieue yi la nekk yàlla na yàlla dolli jàmm yàlla na yàlla dolli sutura te xaritam yi mu màggandool yàlla bu tat dugg seen diggante ñu dem bay tuddante ay doom ci barki borom Touba vraiment. waaw lan ngay wax waa VIP Ami TV nga xam ne tey moo àndoon ak Ndiaga Niang. waaw maa ngi leen di nuyu di leen souhaiter vraiment bonne continuation yàlla na yàlla defal leen jàmm ak suma rakk ju yanj ji yow tamit nga gën a góorgóorlu l'avenir est devant toi yàlla defal la jàmm ba boole la ci ñu gën a mag ah jaajëf rak. yéen ñi seetaan VIP Ami TV l'international tey nag dañoo toogal suñu papa. yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté muy papa Serigne Modou Niang tey dañ ko fekk si fii nga xam ne mooy këram doomam di fête anniversaire am ñu koy wax Ndiaga Niang El Capo tey ñu seet si fii nga xam ne mooy papaam xanaa di ko nuyu rek di ko ziar papa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di leen ziare di leen ñaanal ci seen site internet bi VIP donc ñoo ngi leen di ñaanal li ngeen di def yàlla jëmale ko ci kanam. te mu nekk ngeen am ci ngëneel yu kawe seen jot. di ko ñaanal anniversaire am bi muy feete mu feete ko ay at yu bëree bëri te ñun ñëpp ñu fekke ko mu ànd ak fekke ak tal donc li may mën a wax ci moom mooy sama taaw bu góor donc yàlla def na mi ngi góorgóorlu lépp lu mu mën surtout nag ci bijouterie bi nga xam ne moom lañu suñu wayjur yi bàyyeel ñu nit ñu jël ko jàngal ko suñuy doom ñoom ñëpp moom Ndiaga mu jiitu ci sama doom yëpp ku ci juddu dinaa la jàngal alxuraan jàngal la français dugal la ci métier mi nga xam ne mooy suñu métier cosaan muy la bijouterie donc moom mi ngi ciy góorgóorlu mi ngi ci def kem kàttanam ba yaakaar naa ne Sénégal ñu bëree bëri ràññee nañ ko ci mu di ci góorgóorlu di ci def loo xam ne li mu ci war a def lépp mi ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax digganteem ak i waajuram tamit mi ngi ciy góorgóorlu ndaxte comme li téere bi wax rek ati wallah wa ati rasul wa bil walidayni ihsanan mi ngi góorgóorlu ci rafetal digganteem ak ay waajuram donc loolu mooy li nga xam ne moom laa gis ci moom di ko ñaanal ndax xale moom su tegoo ci yoon da nga koy ñaanal rek ñaan bi mooy ci gën a am solo te surtout nag ñaanu waajur waaw. dëgg la papa ndax gis nañ sànq yaayam mi ngi ko jox benn cadeau boole ko di ko gërëm bay jooy tey loolu lan nga ñu ci mën a wax en tant que papaam. waaw loolu lu mu def la lu mu jëf la ndax yaayam su ko joxee cadeau ça veut dire que gis na ne doomam tegu na ci yoon bi mu war a tegu ñun ñi ñëpp it loolu la ñu gis ci moom ndax taaw dafa diis man mi di wax ak yow taaw laa ci samay wayjur donc man nit taxawaay bi ma taxawoon ci samay wayjur ñoom ñi samay doom loolu la ñu gis ñoom it ñuy jéem loolu di ci góorgóorlu taxawaay bi ma taxawoon sama wayjur teel ko noppal ñoom ñëpp ñu xam ko caméra laa toog di wax donc samay wayjur dama leen a teel a noppal donc ñoom it ci loolu lañ nekk di ci góorgóorlu moom Ndiaga mu jiitu ci ay rakkam ñoom ñëpp ñuy góorgóorlu pour fexe ba lépp li nga xam ne war na ci wayjur diggante nit ak wayjuram ñuy góorgóorlu ci loolu di ko doxal ci ni mu waree. waa papa Serigne Modou Niang yaakaar naa ne ci réew mi kon ni ma ko waxee woon sànq kenn dootu la présenté tey nga doon def di tëgg ay làmb gisatuñ la si est-ce que loolu mën nga ñu cee indi tuuti rek ay leeral. waaw non maa ngi ci c'est-à-dire que dafa am lu ñëw lal ci kaw làmb muy la Covid-19 moo arrêté activité yëpp donc loolu moo tax ñun daaw ñoo ngi arrêté mois de mars comme ñëpp donc fekk na ñu def ay 9 ba 10 journées. donc ça veut dire que ñoo ngi activement ci làmb ji mais nag actuellement ñi ngi ñaan yàlla feebar bi yàlla jële ko fi ba nga xam ne ñëpp dinañ delluwaat ci seeni activité di ko def comme nañu ko daan defee. li ma koy dénk mooy góorgóorlu tegu ci yoonu jub góorgóorlu ci nangoo liggéey jaamu yàlla tegu ci yoonu jub moytu ak tooñ loolu ndaw lu may digal loolu laa lay digal. ndaw lu may digal li ma lay digal mooy góorgóorlu ci sa ñaari wayjur beneen bi ci des mooy liggéey ak jaamu yàlla ahmal li dunyaaka annaka tahisu abadan wa ahmal li axiratika annaka tamutu xaddal
loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax kon nag moom mi ngi ci yoon wi dama koy gën a ñaax rek mu gën a góorgóorlu gën a tegu ci yoon woowu teg ay bëtam ci ñi nga xam ne ñoo ko meññ muy ay wayjuram ak ay maamam bu ko defee rek li mu bëgg lépp incha allah dina ko am. fi ñëw en tant que frère en tant que raq joo bokkal ndey ak baay ndax lépp lu ma xewle rek jàpp nga ci li Xaali Mbay mii di wax dëgg la barki Demba Ndiaye ci Covid 19 bi nga toog ba ci yàgg woo ma ne ma raq temps yi gëj ngeen joué de ma ne ko waaye majji gis nga de nga dama xoolal sa Orange Money barki Serigne Saliou Mbacke nga may ma teraanga gu bari te Serigne Fallou nag nee na teraanga ku la ko defal ci ruq buñ toogee ci penc mi wax ko du la wàññi dara maa ngi lay ñaanal jàmm di la ñaanal yàlla gudd fan di la ñaanal yàlla sa ànd ak sa gaay yi yàlla bu ci cat mës a dugg ma ñëw nag fekk fi sama mag sama xarit Xaali ak le meilleur vieux man moom maa ngi jàngi ci yow yaay sama mag maa ngi rot ci yow bu baax yàlla defal la jàmm eggal la fu kawe ci aar mag ju baax nga mag ju yaatu nga ñu ngi sa ginnaaw daal di jàng.
tey jii mu ñëw fekk si la fi nga xam ne si bés bi say naataangoo ne yéen a bokk métier tey loolu lan ñu ci mën a indi ay leeral. waaw Mamadou Niang moom kooku sama frère la waaw sama xarit la bu yàgg mu doon sincère quoi dara fondé wu ko quoi waaw mu nekk nit ku ñàkk ki ñaan aussi parce que xam nga bokk métier ñu bokk wërsëg loolu dafa am garaaw dafa garaaw maanaam faaw sa xol nangu dëgg pour nga mën a accepter sa morom waaw moo tax yombul daal yàlla def na suñu diggante déggoo voilà ba wax dëgg yàlla lépp rafet Mamadou bi ma ko xamee ba léegi dara mosul ñaaw nekk nit ku ñàkk ki ñaan nekk nit ku baax nekk nit ku mën nitam aussi voilà moom wax dëgg yàlla mention spéciale ñi bu weesoo moom nag ñeneen ñi comme ay Xaadim Badiane ñoom ñëpp sama nawle bi séeré bu si mel ni bu nga xam ne ñooy liggéey voilà ak ñi nga xamante ni ñooy waa place ba ñoom Fallou Niang Xaadim Seck ñoom Ndiaye Guèye ñoom ñëpp ñëw nañ vraiment mu nekk affaire bu ma rafetlu wax dëgg yàlla affaire bu ma rafetlu la vraiment waaw lii moom vraiment moom it lu ma xew la mu teew wax dëgg yàlla ñëw def ci la ca war wax dëgg yàlla moom aussi dama koy gërëm di ko sant parce que àdduna nii la rek nit moom kenn du ko lekk kenn du ko naan nit bis rek lañ koy doyee mooy li wax Sidi Diop sànq nit kenn du ko lekk kenn du ko naan bis rek lañ koy doyee mu ak njariñ donc nit ki sa morom bu xewlee li la war mooy nga won ko yëg-yëg que ni yëg naa la parce que def waaw xarit loolu lañ koy doyee nga am sa bis ñu déplacé wu voilà wala ni yëg nañ la donc loolu mooy àdduna quoi te même man aussi bu ñu xewlee noonu lay demee donc maanaam rafet na daal parce que àdduna moom lii rek la kontaan naa trop vraiment kontaan naa ci ñu teew ñëpp dëgg yàlla. waaw dañoo gis que ne say xarit say am di jàmm artistes yi ñëpp dañ la defal ay vidéo muy góor muy jigéen ne li ngay jaay dafa am qualité am quantité naan yaa fi ne yaa yëngal Pikine tey loolu ban leeral ñu ci mën a leeral ak sa xarit yi nga xam ne ñoo lay seetaan à travers VIP Ami TV. waaw tellement man samay cliente dafa am benn complicité bu ñu am je veux dire nekkuñu ay cliente man ay sœur laa leen di jàppee góor ñi ay frère laa leen di jàppee voilà donc ñi nga xamante ni tey yàlla daf leen boole kii yor li nga bëgg kii yor xaalisam moo war ko jënd donc kooku voilà li leen liyee du ay caaxaan te aussi à chaque fois may fexe nu ma ko rafetalee tey façon message bu ne dégg naa ko sama anniversaire 3 ans yi yëpp dama ko doon nëbb voilà dama ko doon nëbb bu ñëwee du ma publier du
du ma def dara. waaw lan moo tax nga doon nëbb sa birthday. waaw parce que des fois ak message yi nga xamante ni maanaam moom nga war a recevoir ci sa wàllu liggéey ñi nga xamante ni dañoo soxla ay bisu parce que man damay bari ay message yoo xamante ni damay tëdd fii di tontu ay message ba daanaka 2 heures du matin du ma nelaw donc loolu pression boobu après day xaw a compliqué quoi donc comme sama soxna ñëw na te instant bi gis nga àdduna bi ni mu demee mënoo génn fu sori ak mbir yi comprends nga voilà ma ni pourquoi pas ñu def benn affaire bu ndaw voilà invité gars yi ñu kafree bëggee voilà loolu moo ma ci dugal moo tax ma publier kii bi mais façon message bu nekk dégg naa ko tey ñi ngi di ma ñaanal ñi naa ma bu ma bëggee or yàlla ak yow moo tax parce que ak say publication moo may attiré xam nga ma am benn slogan boo xamante ni aussi dama ko imposer voilà parce que mbir mi ku yokkul da ngaa wàññi voilà te ñun dafa am nu ñu ñëwee am fu ñu fekk mbir mi aussi war ko yóbbu feneen fu sori parce que waruñoo mujjee poussé bi mu réer comprends nga dañ ciy bay suñu waar bu baax a baax a baax waaw dañuy bay suñu waar ci métier mi bu baax ba tax na ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ku ma ci message wax bi benn la baax nga disponible nga voilà te li ngay jaay am na qualité donc loolu aussi daf may gën a motiver ak ñaan yi sax moo ci ëpp solo parce que xam nga ndaw di sëñ Abdou Karim di wax rek ndaw boo bëggee sa yoon yegg da ngay sàkku yàlla na nga yu bari waaw nit ñi di fexe di la ñaanal yàlla na nga parce que xamoo ban gémmiñ moo am barke donc ma ciy sant yàlla bu baax vraiment di ci sant yàlla bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla maa ngi gërëm ñëpp suma limee damay juum vidéo yiñ ma envoyé mënuma dugal lépp chaque instant nit envoyé ma vidéo njaga lii njaga laa expliqué wax xam nga mu sedd sama xol trop parce que loolu yëg-yëg la parce que nit ki bàyyi ay yitteem taxaw salon solo di la defal vidéo pour di la waxal say yu baax loolu kooku mënoo ko fay voilà moo tax sama xol sedd na trop te lii aussi daf may gën a motiver mu wan ma ni nit ñi ngi may bàyyi xel te en plus voilà li may def aussi intéressé wu nañ ci quoi vraiment parce que gis naa niñ may suivre partout ci réseaux sociaux yi muy Snap. parce que yaa ngi toj Snap bi Instagram ak YouTube baat yëpp daan yaa ngi koy toj. tu as vu looloo tax moo na maanaam li ma sama papa Fallou di ma wax sànq ni ma lii daf lay wan ni tu n'as pas droit à l'erreur xamal fi ngay teg sa tànk bu baax parce que nit ñi am na foo leen toll donc loolu dafa am solo di ci góorgóorlu nag bu baax parce que li ma la wax rek àdduna yàggul waaw te nit boo nekkee ci mbir waaw boo yokkul yaa wàññi te wax dëgg yàlla ndono dafa fort lu waay doon day dëgër ndono dafa fort man bi may nekk xale di yóbbu añ sam papa ñeenti place la yoroon 4 bijouterie yor lu mat ay 30 employés ñoo xamante ni ñii ñoo koy tëggal ñii ñoo koy nekkal ci machine yi ñii ñooy nekk ay secrétaire am donc loolu dafa nekk loo xamante ni lu nekk ci man la voilà dafa nekk lu nekk ci man et puis ma am amour bi parce que ci laa juddu man nekk ci mbaar moo yàq sama jàng moo tax sama jàng soriwul donc nii rek la mën a demee quoi macha allah ñi ngi ñaan yàlla nag xam nga ñu yeggale ak sunu sago quoi yàlla musal ñu ci seytaane voilà pexe noonu aussi waaw. waaw kon ni ma leen ko waxee woon rek mbokk yi seetaan VIP Ami TV tey seen émission destination dafa seesi woon ki nga xam ne mooy Ndiaga Niang kenn dootu leen ko présente waa Ndiaga Niang dañoo gis que ne da nga xewle Sidy Diop ñëw yeneen artistes yi ñëw te gisuñu Wally sa doomu nday sa xarit tey loolu lan nga leen ci mën a leeral ñi nga xam ne ñooy seetaan VIP Ami TV l'international. Wally sama xarit la sama doom bi muy ñëw moom moo ko indaale bi muy ñëw bi muy jóge Amérique di ñëw matu sax 15 jours bi ñu ñëwee ak léegi. Wally moo ko indaale photo yi sax mën naa la ko waaye moom du ma bëgg muy feeñ ci réseaux sociaux yi. papa mais photo yi tamit faaw ñu génne ko tamit loolu dara nekku ci. mu siiw rek doy na sëkk waaw moom dañ ko bàyyi ci ruq bi rek ba si kanam. voilà donc mu nekk relation bu sincère ñu tey ci aéroport bi taxaw waxtaan xam nga donte voyage bi jàpp na ko mais dañoo taxaw waxtaan lu yàgg comprendre nga. voilà donc nit aussi des fois voilà comme loo xamante ni la lu ndaw la. anniversaire la te gis ngeen saal bi ni mu demee voilà kër gi donc te xam nga maar dafa bëri bruit fi ne waaw moom dafa bëri bruit waaw mi ngi noonu xam nga moo tax dama koy noppal rek d'une part déggante nañ nag wax dëgg yàlla voilà ñu waxtaan ñu def ñaan vraiment nit ku baax la aussi
Sidi Diop aussi di sama rak. moom Wally Seck. waaw moom Wally waaw wax dëgg yàlla nit ku baax la nit ku ñàkk ki ñaan nit ku fonk jeune buy ñafe wax dëgg yàlla nit ku baax la nit ku yéene ñëpp jàmm nit koo xam ni lu mu xam ni bu ko laalee mu dem mu jël laalal la ko te loolu yombul koo xamante ni ñooy yéen a bokk wërsëg yéen a bokk fi ngeen jëm mu xam ni tey ji bu la ubbilee punt bii nga jàll mu jóg ubbi ko loolu jeune bu koy def yombul parce que fii nit ñi à chaque fois ku ci ne yaay xool noo supérieur sa morom voilà demal man maay dem yow nga toog ma lay jàppale loolu moo am ci àdduna bi xam nga te moom wax dëgg yàlla nit ku nekk nag sa xol mooy sa yoon voilà nit moom bu sa xol rafetee maanaam sa àdduna day leer waaw sa àdduna day leer quoi. waaw kon yéen mbokk yi yéen ko déggandoo loolu la wax ci ki nga xam ne mooy xaritam way ko way boo xam ne ba léegi macha allah heure bu ñu ko tegee mu mel ne tey lañ ko way muy diggante at Wally Seck ñuy wax nag sa diggante yaat Sidi Diop gis nañ ko tey la ñëw defal la ambiance bu doy waar tey lan nga ñu ci mën a wax. waa Sidi nag da di sama rak parce que Sidi dafa am benn wax bu ma waxoon je me rappelle bi ko Bas indee place ba boobu génneegul single kenn xamul ko di génn musul génn télé mu ñëw di télé place ba ma ne ko booy yow da ngay way mu ne ma waaw ma ne ko wayal rek mu ne der avant ma naan kii mu yuux way foofu ni ma man yàgg naa la xam mais man maa la bëggal sama bopp te loolu bi ñu wàccee sànq aussi confirmé waat na ko nee na man li ma la waxoon sa place tu te rappelles loolu génnuma ci yow foo ma soxlaa ma bàyyi samay soxla ñëwal la parce que loolu yow yaa ma ko di waaw ànd bu sincère danga maa jàpp te yàlla tax donc ma ko ciy gërëm quoi wax dëgg yàlla parce que ñoom xam nañ seen ay mbir ni mu xatee artiste seen ay mbir ni mu dafa xat comprends nga xat na sévère na tu vois voilà mu bàyyi léppam ñëw ci kër gi voilà kafre lekk naan comprends nga ñu ambiance comme ni nga ko waxee donc dama koy sant di ko gërëm quoi wax dëgg yàlla yàlla na ko yàlla yeggal yoonam xam nga lu mu ragal yàlla bu mu ko gis vraiment. waa Ndiaga Niang sànq dañoo gis sa yaay jox la cadeau ndax yaay dafa sax ci xol mu jox la cadeau ba pare di la ñaanal di jooy ban yëg-yëg nga am foofu noonu. waaw loolu moom man sama yaay mënu ma wax ci moom lu sori voilà moom dafa nekk doon kenn ci man sama yaay dafa doon kenn ci man quoi waaw dama ko bëgg te awma ci moom sago voilà donc moom yaa damay ñaan yàlla mu gudd fan ba man li ma yéene ma yeggale ko ci moom parce que am naa yéene bu yaatoo lépp lu yaay di defal lépp du doom di defal ndeyam maanaam man am naa voilà doo sax comprendre quoi yéene bi ma am ci moom yàlla na ma yàlla may yàlla na ko yàlla kàttanal bàyyi ko sama kanam ba yéene bi ma am ci moom ma yeggali ko loolu rek laa ñaan yàlla parce que damaa bëgg sama yaay moom loolu sax day booy nopp nit ñi voilà da ngay prouver rek ñu xam ne lii la mais yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàlla na ko yàlla bàyyi sunu kanam mu wér tal mën fekke lépp. waa que ne yaakaar naa ne li mu wax am na solo yaay ci xol la sax kenn ku ci nekk rek boo ko xoolee ci sa yaay di nga xam ne li mu wax loolu la am la ñu gis sa papa mu la defal témoignage boo xam ne macha allah képp ku ko dégg sa yaram dina daw tey loolu lan nga ñu ci mën a indil moom sa papa mu Serigne Modou Niang yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté ndax ku wax sëñ Modou Niang sa xel day dem ci bijouterie ku wax sëñ Modou Niang day dem ci promoteur lamb tey mu defal la témoignage boo xam ne ñun ñi rek bi ñu ko déggee suñu yaram daw na tey loolu lan nga ñu ci mën a leeral sa diggante yar sa papa ndax nee na yaay rafet yow yaay référence sa papa te yaakaar naa ne loolu am na solo ban leeral rek nga ñu ci mën a jox Ndiaga Niang. waaw sama papa nag moom dafa doon koo xam ni waaw man nee naa mooy sama idole man sama idole soriwu ma saa bu ma di wàccee dama koy gis saa bu ma xëyee dama koy romb nuyu ko parce que wax dëgg yàlla ñi ko xam dëgg dañ daan sax wàlliwu la parce que sama papa du siggi sax xool nit sama papa bi muy doog a génn télé da daan wax di sëgg émission yi mu njëkk def dafa yàqu c'était en 99 ma nekk nag tout tànk gimmee ci moom mu yar ma def ci man formation am na qualité yoo xamante ni ci moom laa ko jëlee muy am volonté am rigueur am fulla am fayda am personnalité et puis ak jub qualité yooyu ci moom laa ko jëlee sama papa bëggul ku ko yeb mun na toog fii
di yor téeméer ci poosam mais kenn du ko xam waaw parce que man xam naa ko quoi moom moo ma yar di ma daan téye sama loxo nii di ànd ak man fu ne ba nii ma màggee tey nii macha allah donc am na qualité yoo xamante ni man ci moom laa ko jàngee mu doon nag papa ju mat kilifa waaw sama papa dafa mat kilifa macha allah yàlla na ko yàlla bàyyi sunu kanam ba sunu yéene yegg parce que wax dëgg yàlla papa joo xam ne doo ko dégg ci dara ci lu ñàkk fayda doo ko dégg ci xuloo ci télévision doo ko dégg ci xastante ci télévision doo ko dégg ci loo koy xeebee donc loolu qualité la yoo xamante ni bu la yàlla may waajur bu mel noonu danga ko koy sante parce que loolu du ñëpp a ko am du ñëpp a ko am man dama fier ci li mu doon sama papa vraiment. waa Ndiaga Ndiaye El Capo lan ngay wax ci première dame. waa Mati dama koy ñaanal rek dama koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram parce que sànq maa ngi ko dégg ñu koy wax ñu ne moom bëggul or bëggul yére bëggul xaalis Ndiaga la bëgg donc loolu yombul aussi parce que jamono bi dafa am fu nu mu demee nii dafa am nu mu demee voilà nit ñi gis bagage yi ni muy demee mais déggal na ma voilà suturaal na ma et puis lu ma bëgg la bëgg lu ma bañ moom la bañ te loolu avant coow lii di am avant nit ñi sax di ma xam la loolu moom ba may bëgg voilà li waale naan bi ngeen di bëgg dara new fi moom bi muy bëgg dara nekku fi kenn xamuma moo waa boobu mu jàpp ba képp ku ma xam day xam ni Mati daf maa bëgg te man loolu laa doon wër man xooluma koo xamante ni man maa ko bëgg di ko topp man dama doon xool koo xamante ni moom moo ma bëgg parce que boobaa après da ngay noppalu yow ko góor ku lu ñëw rek day easy ci yow góor booy bëgg booy tànn jabar xoolal ki nga xam ne moo la bëgg mais yow bul xool ki nga bëgg yow di daw di ko toppi parce que boobaa lu am après da lay solo donc mu doon vraiment soxna su baax wax dëgg yàlla soxna su yaatu soxna su bëgg sama yaay aussi wax dëgg yàlla sama yaay moom day toog di ko gërëm. sa yaay moom gis naa loolu parce que defal na ko témoignage bu doy waar nee na bu xëyee dina ko defal ndox mu tàng jox ko mu lekk jox ko mu naan te yaakaar naa ne loolu yombul surtout mu jugee voyage nee na bu ko neexoon day jugee voyage di tëdd ko jóg mais fajar lay jóg di ko defaral ndéegi kon sa yaay bu loolu moo ko njëkk a seede ci moom. waaw mais loolu la xam nga nit moom am na loo xam ne ci nit ki lay nekk day nekk ci yow quoi du doon looy tricher moom voilà li mu doon dafa nekk ci moom du tricher daal moom loolu qualité yooyu mu ngi ci moom da nga koy ñaanal daal xam nga yàlla may ko gudd fan voilà wax dëgg yàlla kontaan naa ci moom vraiment waaw aw ma lenn lu ma naqari ci moom quoi vraiment aw ma lenn loo xamante ne peut-être mën naa wax ni moom ma naqari ci moom dëgg yàlla. waaw kon lan ngay wax waa VIP Ami TV ñi nga xam ne tey ñoo la seet si moom fi nga xam ne mooy sa kër seen émission destination tey lan nga leen di wax ak ñi nga xam ne tey ñoo wuy si woon sa bés bi. waaw VIP Ami TV balaa may dugg si ñoom d'abord damay remercier waat sama clientèle encore une fois vraiment confiance bi fort na ci man taamu bi aussi fort na ci man tu vois ak voilà lépp lu ma def rek neex na leen quoi man am na ñoo xam ne bu ñu amee bisu sax ci man lañ koy essayer dañ naan ma Ndiaga jëlal lii nga publier ko lu garaaw laa lay wax nii parce que xam nañ samay cliente fidélité bu nekk sama diggante ak ñoom am na ñoo xam dañ naan ma xoolal yow doo ngaaka Ndiaga xoolal lu rafet jëlal nga ni ma lii la après ma yónnee la xaalis confiance boobu dafa doy waar ma leen di ñaanal li confiance bi ñu am ci man yàlla bu mu dañ yàlla aussi defal leen ay xéewal Covid bi ku ne xam ne 2020 métti na ñëpp àdduna bi yëpp a ko yëg yàlla na ko yàlla jeexal yàlla delloo ñu ci li ñu nekkoon ku ci nekk li nga nekkoon yàlla ful ko ba ñu mën di ñëw di jënd ay kilo parce que or dafa bokk ci nit or dafa bokk ci nit jigéen or da koy mottali
boo sañse woon tey jii ba taxaw non bu ci or àndul day mel ni lekk bu amul xorom donc ma leen di motiver waat rek di leen wax ni or garantie la or denc sa xaalis la or bokkul ak benn objet parce que tey jii loo xamante ni boo soxla woon xaalis tey jii mën ngaa woo benn njagañaa sama or bi mi ngi nii facture baa ngi dama soxla xaalis bu la neexee doo déplacé wu sama livreur laay yónni jox ko balance bu demee peese la calculer la jox la sa xaalis kenn du yëg xam nga loolu or kese moo ko mën terrain li muy rëy boo ko doon jaay mun naa def 1 an du jar mun naa def 1 an du jar or boo ko doon jaay bu matee 1 kilo plus de 30 millions balaa ngaa tëdd si lal bu la neexee sa xaalis fekk si la donc loolu garantie boobu or kese moo ko am di leen motiver waat nag parce que lépp léegi ñëpp yeewoon nañ ci boo xoolee xale yi mujjee juddu sax ñoo la gën a bëgg or ñoom ñoo la gën a bëgg or ñi nga xamante ne ay 20 ans la ñu am 19 ans ñoom ñoo gën a bëgg or sax mag ñi donc di leen ñaanal ni ngeen ko bëggee yàlla di leen yombalal ngeen koy amee xaalis bi di ñëwee yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def VIP Ami TV nag vraiment yéen a ngi yëngal àdduna wax dëgg yàlla àdduna ñëpp a kontaan ci yéen seen site bii nii yàlla na dem ba raw TVC waxoon naa leen ko fi te dama koy waxaat affaire bi jàpp la rek waaw wàññi boo gis ci benn lay commencé te yéen a ngi jël ndaanaan yi fii ñi fiy ne gëm seen bopp di liggéey yaa may dégg nit ñi di leen suivre yéen seen site bi la lañ taam benn ci man. yow yaa safoo VIP Ami TV l'international ñu ñëwoon première fois ñëwaat deuxième fois yow yaa bëgg waa VIP. bu xamante yi bu neexul woon sàppali du am dëgg neexul. non man sama capot bi dama ko bëgg ndax man su may defar moom ay émission dama koy fan daal. tey jii bu neexul woon tey jii man du ma fi nekk di ñuy gisante waat ak di def ay émission voilà wax dëgg yàlla yéen moom jàmm ci yéen affaire bi dafa leer. boo koy seetaan day waaw da ngay enjoy. image yu leer nañ aat yow tamit laa koy seetaanee. bien damay connecté YouTube dugg sama télé toog fii di ko seetaan damay toog di leen seetaan ba 2 heures du matin. yéen a fi ne for na de. coow li daal yéen la fi ne. ñun ñooy waa VIP. waa ba tey rek kon ni ma leen ko waxee yéen a ngi seen émission destination ñu toggal ki nga xam ne yaakaar naa ne kenn dootu leen ko présenté muy Ndiagaña El Capo Ndiagaña El Capo tey nag dañoo gis lu doy waar ci famille bi macha allah yaakaar naa ne ni ma gis nii kenn xàmmewul kii doomu baay la kenn xàmmewul kii doomu ndey la tey ñu gis sa yaay sa bàjjen say xarit say sœur say am di jàmm ñëpp mànkoo macha allah waxal la lu baax tey loolu ay say tanta tey loolu lan nga ñu ci mën a leeral vraiment man li ma gis nii doy na waar parce que nga dem si kër xàmmewoo ki doom baay la xàmmewoo ki tante la xàmmewoo ki yaay la tey mu nekk sa wujju yaay tey ñu gis mu defal la témoignage boo xam ne képp ku ko dégg rek macha allah war nga cee mën a jël ay leçons tey Ndiagaña ñu gis loolu fii nga xam ne mooy sa kër lan nga ñu ci mën a leeral. waaw loolu nag boo ko gisee mooy li ma doon wax sànq rek maanaam kilifa dafa am solo ci kër waaw te maa ngi la koy wax comme ni ma la ko waxee sànq maanaam du lu ma jur moo tax mais kilifa dafa am solo ci kër parce que tey jii sa famille parce que ñun sam papa 4 femmes la yor te ñëpp ci benn kër gi lañ nekk xam nga loolu yombul ñun ñëpp ñu ngi si gaale bi yar na yeneen kër ay Almadies ak Mermoz fu ne am na fa kër mais daf ko liggéey il préfère ñun ñëpp ñu doon benn ci biir kër gi parce que loolu mooy indi déggoo ci sunu biir mooy doom baay déggoo voilà tante yi déggoo xale yi mujjee juddu ñëpp xamante parce que am na doom baay yoo xamante ni peut-être ci ay photo rek la ñuy gisante mun nañoo toog ay at duñ gisante loolu mooy indi des fois yenn parce que déggoo dafa am solo daal parce que nit ki ngay yendool chaque jour sax du bokk ak ki nga xamante ne chaque weer ngay gisante ak moom voilà loolu moo tax tey jii maanaam ñoom aussi ñu nekk ñu baax voilà ñu nekk nit ñu baax sama tante yi vraiment awma seen fay wax dëgg yàlla parce que feccum liir bu neexee ndey ja moo tëy sa mbagg ya te ñoom ginnaaw sama yaay ñoom ñoo fi samay yaay voilà donc ñu nekk ay nit yu baax wax dëgg yàlla waaw amuñu xaaj ak seen fii kenn waaw lu ma neex na leen lu ma naqari na leen man loolu gis naa ko ci ñoom donc ma leen di gërëm di leen sant yàlla leen yàlla defal jàmm waaw di leen ñaanal xam nga gudd fan wér gu yaram lépp lu ne suñu kanam rek yal nañ ko yàlla yeggale ci jàmm.
waaw comme ni ma leen ko waxee woon rek ñu ngeen ànd Ndiaga Niang ba léegi seen émission destination Ndiaga sa dernier mot lan la. waaw sama dernier mot daal di gërëm encore une fois ñi nga xamante ni ñoo nekk ci diaspora bi waaw surtout parce que wax dëgg yàlla man bu ma xëyee gis 10 clients wax dëgg yàlla daanaka 8 yëpp diaspora bi ñoo yónnee donc dama leen di gërëm di leen ñaanal gudd fan wér gu yaram ak wërsëg gu yaatu mais lu ñu yéene jënd ci or wala ñu bëgg ko yàlla na ko yàlla yombal vraiment parce que xam naa ni ñun ay nit yu bëgg yu baax lañ nit yu jàmbaare moo tax dama faraan dem tout le temps daaw ma toog 3 mois wala 4 mois bu ma demul France wala ma dem Espagne wala ma dem Istanbul wala ma dem Italie parce que damay bëgg di leen jege d'une part damay bëgg di leen jege parce que nit ki buy liggéey ak yow yoon la parfois voilà boo amee possibilité nga dem ñu xam ne yow yaa ngi nii parce que dëkk àddina bi dafa doy waar boo xoolee ci réseaux sociaux yi bari na ñoo xam ne ñu ngi mbubboo turu nit ñi benn ci man voilà man boo duggee Facebook nga tàppe Ndiaga El Capo mais da ngay gis ay Ndiaga yu bari voilà te benn du ci sama compte benn compte bi ma yor mooy sama compte mu ci laay publier samay bisu kese laa ci publier ba ñàkk ba du ma sax dugal photo man sama Facebook ba ma ci gëjee dugal photo ëpp na 4 ans sama photo man sama jëmm ba ma ci gëjee dugal ëpp na 4 ans te am na ñoo xam ne dañuy dem Instagram li récupérer samay photo wala ñu dem xool sama photo yu yàgg récupérer ko créer Facebook di ci dugal wala ñu créer WhatsApp jël sama profil sama photo def ko mel ni comme si man maay wax ak nit ñi tey rek am na ku ma woo di ma ko wax ni ma sa anniversaire bi xanaa da nga am beneen numéro parce que c'est ay vidéo yu bëri maa ngi koy gis que ni mu mel ni comme si yow yaay wax ak nit ñi man leen nag taxandeer du yëgi dóor parce que man mënu maa concentré wu sama liggéey ba pare concentré wu ñi nekk sa ginnaaw mën na nit ñi xam parce que nit ki même bu dee avancé ak yow di wax ak yow bu yàggee war ngaa mën a woo nit ki appel vidéo xam ni kii ngay waxal parce que tamit am na loo xam ne buñ la ci naxee wala ñu nekk di la ci dofloo mais des fois yow aussi xam nga voilà war ngaa mën a nekk nit nga xam ni yow lii nii lu logique la nit ki boo xamanteeg moom bay avancé teg moom di dugg ak moom ci yenn gaan yi war nga ko mën a woo appel vidéo nga xam ni kii laay wax mais gis photo noonu rek xam nga ni Ndiaga Niang bijoutier bi moo may lii moo may laa te xam. waaw da ngay nangu parce que da ngaa xew boo xewul woon amaana loolu yëpp du am. dafa metti vraiment dafa metti billaay affaire de piratage yi moom moom doy na waar quoi wax dëgg yàlla nit ñi nañ bàyyi seen temps yi ñuy perdre ci di ñàkk fayda te liggéey voilà nit ki xam nga voilà bëgg a mu boo tur nit ki taxul nga mel ni nit ki voilà jël photo jàmbur ne man maay Ndiaga taxul nga doon Ndiaga dañ waxante dëgg loolu jaaxaan di saw la balaa kenn tooy yaay loolu donc nañ bàyyi seen temps yi ñuy use ci ñàkk fayda te dem liggéey moom mooy maye voilà liggéey moom mooy maye àdduna bi dafa gaaw te yoonu ndaw dafa gaaw li sam papa naan kaala ci ndigg lay tàmbalee liggéey sa mag noppalu liggéey sa ndaw noppalu sa mag voilà boo doonee xale da ngay fexee rayante pour boo nekkee mag mën a noppalu toog ci dara mais nekk xale di use sa time ci loo xamante ne amul la benn njariñ mais nit ñi ngi liggéey man bu ma xëyee 9h bi sama place damay fekk balaa maa dugg si kër gi 22h damay rayante di liggéey parce que sama avenir dafa nekk sama kanam ma am njaboot war leen a teg fi ma sama papa teg ma war leen fa teg donc nañ tal seen bopp. di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah seen émission destination dafa seesi woon ki nga xam ne tey mooy Ndiaga Niang El Capo yaakaar naa ne kenn dootu leen ko présenté moom mi nga xam ne mi ngi ci or yu baax may nuyaa sama beneen copine ñu koy wax Ndeye Khady Diop borom Supreme maa ngi koy nuyu vraiment moom mi nga xam ne macha allah bii passé moo ma soloon ma sol sama yére bu rouge boobu noonu Ndeye Khady Diop macha allah borom Kër Massar maa ngi lay remercier bu baax maa copine adorée di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah seen émission destination dafa seesi woon ki nga xam ne tey mooy Ndiaga Niang El Capo yaakaar naa ne kenn dootu leen ko présenté moom mi nga xam ne mi ngi ci or yu baax képp koo xam ne bëgg nga ay or muy jeeg muy xale muy ndaw danga koy dox si moom Ndiaga Niang El Capo mooy borom Pikine moo koy yëngal macha allah loolu la gars yi wax man waxuma ko mais waxu nit ñi la ñoom ñoo ko waxal képp koo xam ne bëgg nga ay or muy jeeg muy xale muy ndaw danga koy dox si moom Ndiaga Niang El Capo mooy borom Pikine moo koy yëngal macha allah loolu la gars yi wax man waxuma ko mais waxu nit ñi la di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah